constaté nañ li nga xam ne moom moo xew fii li fi xew mooy que ni la place publique de Mbour place publique Mbour moom la ñu ñëw nii actuellement nii di ko dajji pour détourner ko def ko ay cantine loolu ñëpp constaté nañ ko li nga def nag mooy que ni Fallou Sylla la ak son équipe te du équipe am yëpp moom moo ci d'accord moom ci boppam moom moo def te sax de source sûre ñun am nañ que ni ñoom délibération bi ñu ko defee nii ça en 2005 c'est une fausse délibération c'est-à-dire délibération fausse la léegi nag ñun leen di poser question mooy que ni ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo jógee Thiès ñëw fekk ñu suñu dëkku maam di dajji place publique bi xoolal c'est la plus vieille place de Mbour fii la pay daan toog di régler fii la pay daan toog xoolal ma wax la fii la pay daan toog ak ci buntu maire bi di régler problème bi dëkk bi fii nii mooy la place Houphouët-Boigny moom la ñu jël tey dagat ka fas yéene ko def ay cantine ñoom en 2009 la ñu érigé fii ab centre commercial ils ont pas pu finir ce centre commercial yaa ngi may dégg parce que ils ont respecté aucune norme du norme Veritas du dara moo tax centre baa ngi ni suñu kaw la daan woon dafa daan woon suñu kaw parce que dañu doon profité aujourd'hui nag maintenant ñëw nañu 100 millions de francs ils ont investi ici en 2002 100 millions après maintenant 100 millions xoolal 100 millions wuy ma 100 millions la ñu investir fii 100 millions lañ fi def en 2002 après maintenant quelques années après maintenant ñu ñëw di ko raser waat lii xoolal li ñuy def nii teguñu ko fenn di jaay nit ñi doole xoolal Thiès am na place de France Ndakaaru am na place de l'indépendance am na place de l'obélisque am nañ les deux voies de Liberté 6 ñun waa Mbour nous ne méritons rien du tout ñun mérité wuñu dara ñun waa Mbour maintenant xoolal ñun la ñuy jéem a jaay doole indi ay waa Thiès ñu fekk ñu fii ñun waa Mbour ñëw naan ñun dañuy jéem a néewal doole loolu la ñuy xool ndax loolu xoolal nañu dajji bu ñu ko dajjee bu ñu ko tabaxee man dinañ ko tabax sama kaw loolu lañ leen di am lu ñu di expliqué. li ñu indi fii tey mooy dañoo am place publique boo xamante ne Mbour moom la am ñu xëy un bon jour dégg ne maire dëkk bi daf ko bëgg a jël def ko ay cantine Mbour waaye d'accorduñ ci loolu te demoon nañ ci moom commencé ay waxtaan ak moom ne ko ñun lii d'accorduñ ci mu ne nañ continuer di waxtaan nekk ci négociation yi pour di waxtaan ak moom pour xamal ko ne askan wi d'accorduñ ci li nga bëgg a def mais dañoo xëy tey gis ñu commencé ko dajji ñu ñëw fi ci suba gis engins yi commencé di doxal ñu waxtaan ak ñoom ñu arrêté mais bi ñu demee julli ji juma ñun ñëpp bi ñu ñëwee dañoo fekk gars yi commencé di gën a yokkaat liggéey bi di daaji magasin yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekkoon di yàq place publique bi ñu ngi commencé ci jàkka ji nga xamante ne moo nekkoon ci place publique ci jàkka ji lañ tàmbalee sunu ay frères nag ñëw nañ fi di jéem a waxtaan ak ñoom ñu jàpp leen jaay leen doole yóbbu leen instant bi ñuy wax yéen ñoom ñu ngi ci kaso bi fu mu toll nii te loolu nag duñ ko bàyyi mu jàll ñun Mbour lañ dëkk xanaa ñun Mbour dañoo mérité wul am place publique boo xamante ne mu ngi wuyoo turam am na nit ñoo xamante ne dañ la naan liñ fi bëgg a def de moo gën li fi nekkoon mais yaa xëyti ñoom ñoo def exprès loolu parce que fii place publique la du fekkee am nañ place publique boo xamante ne am na ku koy surveiller am na ku koy toppatoo bu saltee ñu am ñu koy bale bu amul ndox ñu dem fay ndox mi bu amul courant ñu koy toppatoo mais bu ñu amul loolu am maire boo xamante ne amul vision amul xam-xam Mbour taxu koo jóg jaay na suufu dëkk bi yëpp li nga xamante ne moo ko desee nag mooy place publique bi ñu duñu seetaan mu koy jaay bañuñ si dara nag fii incha allah fii lañ fas yéene fanaan tey bañuñ si dara de ce fait que nag ñu ngi woo Mbour waa yëpp ku ci nekk xam ne mbir mi sa yëf la ñun ñi amuñu fi ay cantine amuñu fi dara mais juste que ay doomu Mbour lañ dëkk Mbour moo ñor heure bu ñu laalee Mbour ñu ngi fi gis seen kanam yëpp heure bu ñu laalee Mbour di nga gis ñooñu mbir mi nag dañuy woo jeunesse bi woo autorités yi woo ñëpp ñu xam ne mbir mi du mbirum politique parce que boo déggee maire à chaque fois danaan ay politiciens moo nekk seen ginnaaw wala dara mais ñun amul benn politicien bu nekk suñu ginnaaw li ñu tax a jóg mooy intérêt Mbour li ñu bëgg mooy place publique bi ñu bàyyil ñu ko du fekkente ne moom amul solution ci place publique bi mais nañu ko bàyyil ni élection yi yàggatul du fekkee moom jëlee nañ ko fi keneen ñëw na te yaakaar naa ne Mbour waaye dañ ko falaat xanaa bu keneen ñëwaatee mais kooku mun naa am vision boo xamante ne day yaatu parce que nag olof yi dañ naan njëriñ loo fekkee fii ak 10 ans war nañoo am Mbour gu set fii ak 10 ans war nañoo am Mbour gu rafet fii ak 10 ans war nañu am Mbour goo xamante ne dinañ am place dinañ am lu ñu soxla mais nax nañu fi ci problème mu Auchan bi nax ñu indi ay dige yoo xamante ne dañoo waxoon Auchan dina ko def mais ba léegi ñuy wax ak yéen dige yooyu gisuñ ci dara te entre maire la woon ak président conseil départemental loolu gisuñ ci dara kon nag bu ñu nelawaatee ñun waa Mbour dañuy jaaraat suñu kaw def lu leen neex fii ñuy wax ak yéen nag ñun waa Mbour d'accord ci suñu place publique bi ñu dagg ko di ko def ay cantine wala ñun Mbour dañoo bokk ci Sénégal wala ñu juróomi camarades yi nga xamante ne Mbour moo leen tax a jóg te forcé nañ leen dugal leen ci oto bi gaañ nañ leen am na ci ay blessé te loolu nag ñun duñ ko seetaan parce que ñun ñëpp ay gor lañ mënuñoo waxal nag suñuy moromu gor ñu ñëw fii tàmbali benn combat boo xamante ne dañuy jéem a xooxatal nit ñi parce que nag Serigne Touba dafa nekkoon fii di bañ Alaaji Maal dafa nekkoon fii di bañ kilifa diine gu fi jaar rek dañ nga ay métit mais nag nit ki da ngay am xam-xam ba kenn du la nax
amal fit tamit ba kenn bu la kenn xëpp te ñun ñi am nañ xam-xam am nañ fit kenn du ñu xëpp suñu frère yooyu nag ñu téye fële incha allah dinañ fa dem dinañ leen génne bu soobee yàlla. lii am na ba pare léegi nag li ñu bëgg mooy que ni mbooloo mi dañuy wax ak ñoom ne leen suñu combat arrêté wuñ ko dañuy continuer combat bi mais nag dañu wax ni combat bi ñuy def dañ koo bëgg dans la légalité c'est-à-dire que ci légalité la wax naa toujours que ni ñun duñu ay ragal parce que man personnellement la wax man bu ma doon ragal tey jii kenn du ma arrêté parce que amoon naa raison yëpp pour bañ a ñëw voilà léegi nag comme maintenant lii am na ba pare dañu ne place bi ñoom duñu ko tabax nag du ci dañ cee xeex ak ñoom parce que xeex nañoo ak ñun mais ñun duñu ci tontu léegi nag li ci des nag mooy que ni dinañu wuti pexe ñun ñu ngi fi ñëpp a ngi fi taxaw dinañu wuti pexe yoo xam ni lii ñu fas yéene def fii ñun duñu leen ko nangul tey duñu leen ko nangul suba. li maire bi teg yëpp nag ñun xam nañ ko mais am na ci lu bari loo xam ne li buñ ko attaqué ci yoonu loi waxtaan nañ ci ñu ci war a waxtaanal bu boobaa projet bi ñu bëgg fii du am. mais nag ñaanuñu kenn mu agressé qui que ce soit ñoom bu ñuy agressé ñoom nañ ñu agressé amul benn problème mais li ci des ñun dañ ko endossé lii daal lañ amoon lu ñuy wax. léegi nag Pape Moussa moom mooy coordonné affaire yi Cheikh Diop a ngi fi Wade Diop a ngi fi ñoomin Mor Fall a ngi fi ku ci nekk ak ñoom Baye As da ngeen di coordonné ci seen biir léegi nag bu ñu coordonné après maintenant ñu xool yan conduite la ñuy jëlaat lii daal moom moo fi nekk léegi nag bu ñu jógee fii nañ leen tasaaroo ñu dem ñu bàyyi leen ak chantier bi voilà li ci am nag après maintenant ñun dinañ ko ni ñu def ba daje fii dañ ko defaat ba dajawaat